asalaamaaleykum mbokki ñi seetaan bisimila ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukki leen ponk yi ci gën a fës. campagne bi ñu jagleel njaayum gerte mi fële ca Kaolack loolu yi nag def nañu bilan bi DRDR moo ko def xamle na ni lu mat fanweeri junni tonne daal di nañu koy dajale ci lu toll ci ñaari weer ak ñaar fukki fan fédération bi ngànk nag baykat yi ci bassin arachidier boobu ñoom xamle nañu ni daal bég nañu lool ci ni campagne bi doxee naka noonu yi tamit ñuy ñaax autorités yi ngir ñu jox semence yu doy ñii di producteurs yu ndaw yi bu ko defee ñu daal di war a mën a waajal lii di nawet bi di ñëw. centre technique bi ñuy jagleel saytu oto yi fële ca Bel-Air dinañu fexe daal ba bàyyi ko mu noyyi tuuti gën a wàññi li nga xam ni moom lay jël ci limub oto ak coono ya fa borom oto yi di dal loolu nag ki ko xamle moo di Mansour Faye li mu bëgg mooy rek ñu daal di décentraliser centre technique yi daal di koy amal ci département yi ak ci région yi loolu nag mi ngi ko xamale ginnaaw bi nga xamee ni jébbal na lu mat ñaari téeméeri bus ci mutuelle d'épargne et de crédit bi transporteur yi ngànk limub xale yi am cancer di gën di yokk ràññee nañu ci atum 2020 lu mat ñaari téeméer ak ñaar fukk ak benn gone yu nga xam ni am nañu cancer naka noonu yi tamit ci xayma dinañu am ñaar téeméer ba ñaar téeméeri juróom fukki cas at mu jot Fatou Bintou Niang pédiatre la ca hôpital Aristide Le Dantec moom nag dina dellusiwaat ci xayma bi waaye tamit daal ñuy xamal mbiru cancer moomu naka la tëddee ci tuut tànk yi. tekki ci réussir au Sénégal di tekki ci dëkk bi lu mën a nekk la Al Ousseynou Ba di ndaw di ko firndeel moom nag ndaw la lu nga xamante ni lu nekk ma nga cay yëngu ci wàllu jaay matériel électronique naka noonu yi tamit ubbi na barab bu nga xam ni fa la ñuy jaayee jën di poissonnerie waaye yamul foofu ubbi na yi tamit fu ñuy jaayee ay effet de toilette muy cosmétique mbir yu bari daal ma nga cay dugg di ca nabi ngir daal di tekki ci réew mi moom nee na ndaw ñi ñoom ñoo war a gën a ubbi seen bët daal di taxawal ay entreprise bu ko defee ñu mën leen caa jàppale. jàngeen jëf ci teewlu bi bisimila ñu daal di koy faram-fàcce nag xibaar yi nga xam ni moom lañ leen jukkil léegi ni ñu ko waxee woon ca njalbeenu xabaar yi li nga xam ni moo di campagne jaayum gerte mi fële ca Kaolack direction régionale de développement rural du DRDR moom nag def na bilan bi la nga xam ni moom la ñu ca ràññee daal mooy fanweeri junni tonne daal di nañ koy dajale ci lu toll ci ñaari weer ak ñaar fukki fan ñi nga xam ni ñoo di rek baykat yi ak kuréel gi nga xam ni ca la ñu aju di rafetlu campagne bi ni nga xam ne noonu la doxee leneen la nga xam ne moom la ñu bëgg nag mooy ñii di waa nguur gi teel la jox jiwu baykat yi ndaw yi ngir ñu daal di dëgmal lii di nawet bi di ñëw Adama Sarr Astou Mbaye. gannaaw ñaari weer ak ñaar fukki fan bi nga xamee ñu ngi amal lii di njaayum gerte gi fii ci Kaolack nag lépp a ngi jaar yoon li ni mel nag si ñetti pàcc lañ ko nemmeeku. bu ñu jëlee production semence actuellement ñu ngi ci 92% collecte maanaam. ci 19 175 tonnes yoo xamante ne moo nekkoon suñu objectif actuellement am nañ 17 600 tonnes yoo xamante ne collecté nañ ko donc bu fekkente ne nag gerte bi dem ci export bi la actuellement ñu ngi ci ñaar fukki junney tonnes ak juróom-ñett yoo xam ne collecté nañ ko yooyu ñu ngi koy waajal pour exporter ko boo jëlee kii bi gerte goo xam ne ci huilerie bi la jëm maanaam ci usines yi. xam nga fii Kaolack ñeenti usine lañ am collecte usines yooyu yëpp dajale nañ lu mat fanweeri junne ak juróomi téeméer. kuréel gi ëmb ñi nga xam ne ñoom ñoo di béykat yi nekk fii ci Saloum nag daal di nañ kontaan ci li nga xam ne moo di njaayum gerte gi si loolu la nag ñuy ñaan li nga xam ne moo di nawet bi ñu dëgmal ñu daal di am jiwu gu baax. ci wàllu béykat bi dama xalaat ne baax na ndaxte ñun lañ doon xeex yëpp mooy am prix bu baax. te prix bu baax boobu yàlla def na muy ministre de l'agriculture muy président de la république jàpp nañ ci ba ñu mën a jaayee suñu gerte gi prix bu baax. fi ñu jëm nii mooy campagne de distribution des semences nañu def lépp ba loolu mu doon loo xam ne dafay teel a ñëw le changement bi nga xam ne amoon na daaw parce que ñun dañ doon wax ne les ayants droit ne sont pas servis ñu dem ba ñu indi ministre de l'agriculture boo xam ne loolu rectifié woon na ko waaye xaw na des na xool ñi nga xam ne amuñu ñi néew doole mu jox leen ko te mu teel parce que nawet dañ ko war di xaar waaye yàlla warul taw ñun ñuy xaar
bëgg-bëgg googu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa direction régionale de développement rural fii ci Kaolack as yéene nañ cee taxaw bu baax. ci juróomi fan boobu ak léegi dem nañ tournée magasin stockage semence yëpp dem nañ fa nemmeeku ko magasin yi yu ci gën a bëri fees nañ del ba def nañ ay prélèvement échantillon pour analyser parce que xam nga jiw dafa am suivi am contrôle am homologation donc tool yi ñuy jot a homologué yëpp production bu ñu homologué bi boobu nag ñu ngi ci dernière pàcc bi maanaam analyse bi def nañ échantillon yi ba pare pour mun a def certification wane ne jiw bii ñu homologué woon vraiment baax na. ci conseil des ministres bi nga xamee ne amal nañ ko ci àllarba fukki fan ci weeru février 2021 njiiti réew mi nag mu ngi doon xamle ne Sénégal daal dina am lu toll ci 371 891 tonnes gerte nag ci li nga xam ne moom moo di bile campagne. waaye nag jamono ji nag fii ci Saloum ñi nga xam ne ñoom ñoo di béykat yi ñu ngi waajal li nga xamee ne moom moo di nawet bi ñu dëgmal. centre bi nga xam ni moom la ñu jagleel contrôle technique gu oto yi dinañu fexe ba mu noyyi wàññi la nga xam ni mooy dajaloo bi ak coono yi borom oto yi la ñu fay daj loolu ki ko xamle mooy jëwriñ ji ñu dénk dem beeg dikk bi ci suuf muy Mansour Faye moom nag xamle na ni daal dina bëgg-bëggam mooy ñu amal ay centre de contrôle technique ci département yi ak ci région yi bu ko defee centre Bel Air bi daal di mën a noyyi nit ñi seen i coono mën a wàññeeku loolu yi nag mi ngi ko xamale ginnaaw bu nga xamante ni jébal na ñaari téeméeri autocar kuréel gi nga xam ni moom moo ŋànk transporteur yi jëm ci wàllu épargne Mansour Faye ak Mamadou Lamine Fati. ñun ñëpp gis nañ ni maanaam boo jaaree ci autoroute Yaraax même boo Colobane day fees dell ak ay oto pour ñu rang contrôle technique loolu lu ko indi mooy Dakar maanaam toute la région de Dakar oto yi am nekk DK wala même TT ñoom ñëpp dafa am contrat boo xam daf leen tënk pour ñuy defee seen contrôle technique au niveau fii ci Yaraax nga xam ni bu ñu wax CCBA moom moo ko rek loolu nag ñun ñu ngi ci waxtaan ak société bi nga xam ni moom la maanaam nguur gi dénk loolu pour que ñu xool nan la ñu mën a déconcentrer créer ay centres de contrôle technique yu bëri non seulement au niveau du département de Dakar mais aussi au niveau des régions du Sénégal pour que maanaam li nga xam ni embouteillage bi muy créer ak naqar bi muy indi ci maanaam usagers yi ak ci conducteurs yi ak ci transporteurs yi maanaam naqar boobu mën a dañ te gëm naa ni solution danañ ci génn fii léegi ay semaines yu néew ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax te daañuy fexe ba nga xam ni yeneen centre da am daañ def opération coup de poing boo xam ni oto bu am plus de 3 ans maanaam nga xam ne 4 ans wala 5 ans ñu am fu ñu leen dajale dafa leen contrôle technique visuel de telle sorte que ni daañu désengorger maanaam jaxasoo bi nga xam moo nekk au niveau fii de Yaraax. ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr journaliste yu bëri ñu leen ci bunduxatal ak di leen wax ju ñagas naka noonu di leen saaga ak di leen ëkku ak di leen tëkku ki nga xam ne nag moom mooy secrétaire général bu SYNPICS di Bamba Kassé di ñaawlu li ni mel nee na nag journaliste yi defuñu lu dul seen liggéey ñoom nag SYNPICS dinañu fas yéene rek jokkoo ak ministre de la justice ngir loolu yi nga xam ni moom la ñu teg ci ndodd journaliste yi mu daal di dakk Bamba Kassé ci téléphone Pape Alioune Sarr. gi mooy bi mbir mi fësee ba léegi ni mbir moo xamante ni diggante ñaari sénégalais la kenn ku ñuy wax Adji Sarr ak ku ñuy wax Ousmane Sonko bi mu fësee ba léegi journalistes yi ñu si bëri dañu nekk ci njàqare bi li ko waral mooy dañ leen di xaqatal di leen napp di leen yónnee ay message di leen saaga wala ñuy xawee seen sutura wala sax ñuy dem ba di leen menacer loolu nañu ne ñi mu dal ci suñu profession xaw ñu ngi commencé takku nag ndax bu ñu déparé ci Cheikh Omar Ndaw jaar ci Daouda Thiam yegg ci Yaxam Mbay yegg ci soxna soosu Sankhare nekk leeral.net ba ci Maimouna Ndour Faye muy commencé bëri dañu ne suñu réew mii du jungle nga xamante ne ku mën sa morom duma du réew moo xamante ne réew mu jaxasoo la ba luñ la waxee loo xamante ne arrangé wala neexu la wala jàpp nga ne lii waruñu la ko wax nga yëkkati say doole wala yëkkati sa xar kanam di xool nit ñi ci bët naan leen dinaa la rendi loolu kenn du ko nangu ci réew mi kenn du ko fi mës a nangu journalistes yi nekkaluñ fi Ousmane Sonko nekkaluñ fi Macky Sall dama koy wax mu leer askan wi nañ fi nekkal di leen jox ay xibaar yu wër te wóor bu soobee yàlla également di leen bind kilifa yi nga xamante ne ñoo yor intérieur ak ñoo yor justice di leen bind officiellement pour que ñoom tam ñu jël seen responsabilité parce que ay père ak ay mère de famille yu xëy di liggéey def seen liggéey di ko daan ci conditions yu métti
amuñu lenn lu ñu ci jëlee comme payoor lu dul di leen daggal ay ndey wala di leen menacer loolu moom kenn mënu ko nangu ci réew mi. ci wàllu njàng meeg njàngale mi kuréel gi nga xam ni moo di CUSEMS di ŋànk ñenn ci jàngalekat yi di ab syndicat ñoom nag tey jii ci fukki waxtu la ñu amal débrayage maanaam daal di génn saal yi jàngaleetunu nee na ne nag loolu ginnaaw bi ñu artoo ba pare te dara saafarawul la ñu ko daal di def te naka noonu yi tamit suba ak ginnaaw suba du ñu dem ci salle de classe yi dinañu banque seeni loxo du ñu faste xànc ak morom ma li nga xam ne nag moom moo waral seen mergo gi moo di ni daal seetlu nañu ni ci l'école yi Sénégal yi amatul li ñu tuddee protocole sanitaire muy rek jumtuwaay yi nga xam ni moom la ñu jëloon ni daal loolu yi dinañu fexe ba aar jàngaan yi ak ñu leen di jàngal ci woppi coronavirus ji CUSEMS nag tey ñi ngi amaloon li nga xam ni rek moo di ni ab conférence de presse jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir dekk dal di artu xamal opinion bi ni nag bu ñu saafarawul lu ñu mel dinañu gàllankoor njàng meeg njàngale mi Abdourahmane Di. Covid-19 yóbbu na ñaar fukki jàngalekat lu mu néew cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire ñoo xamle mbir bu ni mel ba noppi di attirer attention wu nguur gi ci élèves yu sakkan yu ñu mën a nemmeeku ci classe yi Ndongo Sarr ngi woo nguur gi ci ñu taxawal lii di protocole sanitaire bi ci bërëbu jàngukaay. lu ñu seetlu mooy matukaay yi nga xam ne nguur gi waroon na ko jël pour aar acteurs yi nekk ci école bi matukaay yooyu dafa sooxe daanaka amul école boo xam ne daa nga dem. ba fekk fa ñu joxe fa ay masque da ngay ñëw fekk école boo xam ne bii 1000 élèves fa nekk ñu joxe fa 250 da ngay ñëw fekk école boobu ñu joxe fa benn wala ñaari butéelu gel hydroalcoolique dispositif de lavage des mains bi dafa soxe li ñuy wax effectif pléthorique soo demee école bu mel ne lycée de la Fosse bi classe yi mat na 100 élèves. artu si atum njàng ak njàngale bu nare yëngu. loolee sax moo tax a jóg bile conférence de presse grève totale bu ñaari fan bu ñu nar a tàmbali fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février gi ñu nekk ak boycotté lépp li nga xamante ne ay natt la jëm ci élèves yi ci seen njàng ci Ndakaaru xeex bi moom ñu ne tàmbali nañu ko. CUSEMS mu ngi commencé na xeex bi ndax département Dakar ci affaire ndàmpaayu examen yi at bu ne jàngalekat rek Sénégal mooy grève pour ñu fay ko frais de mission mosoo leen dëgg député. musoo dégg kuy liggéey conseil économique musoo dégg conseil présidence musoo dégg ministre musoo dégg directeur jàngalekat rek président dem ne ba sargal leen conseil des ministres mais ñooñu kay reconnaissant boo demee ba wax loolu mais lu ñuy xaar. benn matukaay ngir xeex mbas mi respecté wuñu ko ci bërëbu jàngukaay yi loolee waral ñu dénk l'école yi di wut ay pexe yu ñàkkul ay jafe-jafe quantum horaire bu dul mat ba noppi jàngalekat yuy chargé. ci école yi administration yi dañuy mel na. ay luxuskat pour que école yi mën a fonctionner dañuy wàññi waxtu yi nga xam ne xale yi waroon nañ ko jàng loolu nag day am jeexital ci li ñuy wax quantum horaire xale yi li ñu waroon jàng duñu ko jàng. CUSEMS ñëw na itam ci protocole d'accord bu fanweeri fan ci weeru avril ci atum 2018 jëm ci protocole googu ñi bokk ci CUSEMS ñu ngi xamle ni dara respecté wuñu ko ci. ñi di waa CUSEMS def seen débrayage ca 10 heures faste wuñu xànc ak morom ma waaye tey ji nag ci talaata ji nga xam ni moom la ñu tuddee mardi gras élèves yi nag rawatina tout tànk yi ñoom daal ren ji feet googu amaluñ ko coronavirus bi moo ko waral nga xam ni nag ci la ñu daan def seen i déguisement ñu leen di defal rek feet gu am solo ñuy fecc ka way kenn ku ci nekk seet lu la neex wala héros bu la neex nga nuroo ak moom loolu yi nag xale yi amuñu ko atum ren Mamadou Lamine Fati coronavirus moo fa jaar. 2021 doon at bi nga xam ne Mardi Gras du am ndax feebaru mbas bile moo fi jaar ci école Saint Abraham bu Géejawaay file moom nekkin bi amul dara lu muy joxe ne dañoo nekk bésum feet fu mu toll nii jàng bee ngi wéyandi ci classe yi suñu sukkandikoo ci directeuru école bile. tey de moom moo naroon nekk Mardi Gras la. de toute façon ñun mënuñu ko def li xew ñëpp xam nañu ko mooy Covid bi donc puisque événement bi dafay war pour xale yi dajaloo def marqué ko dans un défilé donc mënuñu leen rassembler à cause du virus. xale yi dañu leen di préparer toujours chaque matin enseignants yi dañu leen am nañu message boo xam ne bu ñuy lancer pour la lutte contre cette pandémie donc xale yi sont bien préparés dañu leen préparer ne que ren
c'est mënuñu def Mardi Gras bi comme ni ñu ko doon def. Mardi Gras doon na bés bi nga xam ne élèves yi ak jàngalekat yi daawoon nañu booloo ngir mbégte di bégee di po di jokkalante ngir waajal seeni weerum koor gile. xam nañu ne xale yi bëgg nañu ko même ñun ñi sax dañuy déguisé wu comme xale yi ànd ak ñoom marqué événement bi mais gis ngeen ko feebar bi moo tax mënuñu ko def. waajur yi tamit pour man ànd nañu ak ñun parce que ñoom tamit ñu ngi koy vivre léegi pandémie bi dootul secret ñëpp xam nañu ko ku nekk daf ci war a moytu gis nañu lu mu nekk di def ci monde bi yëpp surtout au Sénégal actuellement seconde vague bi mu ngi bëgg a jaaxal vraiment. donc waajur yi comprendre nañu ne que ren mënul nekk. fête bi nga xam ne école yëpp dañ ko doon def mu doon école catholique wala école mixte waaye at mile ak feebaru mbas mile di coronavirus Mardi Gras gile dina jàll te kenn du ko yëg ci école yi le. coronavirus bi daal di lompañal njaayum karo ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngu ci fànn boobu nag fi mu toll ni gis nañu ni daal jëlee karo bitim réew indi ko fii jafe na lool ndax njëg yi yokk na naka noonu yi tamit karo yi ñu yor pour ñu jaay ko mu génn ci seeni loxo jafe na mënatunoo dem mënatunoo dikk seen liggéey daal dinay lompañ ñi ma Sadio Moussa Fall la. karo yi bokk na ci li ñuy gën a bàyyi xel soo duggee ci boutique bi ndax moom wër miiru boutique bi. spécialité wam mooy jaay karo importé yi nga xam ne Espagne lay jógee ak Inde ñu ngi ko fekk mu toog ci wetu ay moromam jaaykatu karo bi di xamle jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel jamono ji ndax prix importation yi ñu yokk. prix karo yi problème bi jugewul ci commerçant yi ku soññoon na tey jii boo indee say karo di nga ko jaay facilement sans aucun problème et puis aussi pour vous dire que problème bi fu mu toll nii. impacté wul rek commerçants yi mais les consommateurs fu mu toll ni bëgg nañ jënd karo mais problème bi mooy karo day cheraay bi nag jugul su ñun cheraay bi mooy si importation bi lu jóge importation bi je parle d'une manière générale fret bi dédouanement bi ak aussi de même magasinage bi aussi. moromam bi di jaaykat di wax ni jamono ji dañoo obligé wàññi seeni employé ndax amuñu liñ leen di fayee. situation bi ni ñu koy dundee métti na trop wax dëgg na yàlla parce que karo yi douane bi yokk gi ñu ko yokk nii dafa nekk lu métti nekk lu cher ba fu ñu toll nii waral na sax tey ji suñu employé yu bëri fu ñu toll nii ñu ngi en chômage technique parce que ni ñu doon employé mënatuñ ko dafa métti ci ñun wax dëgg na yàlla douane bi cher na te bu ñu sañoon li ñu teg ci douane bi ñuy sàkku rek di ñaan état bi ay doomu réew mi lañ di sàkku ci moom di ko ñaan li ñu teg ci douane bi ñu mën ñu ko wàññil. client bi jàpp na ni yoon la ñu yokk prix karo yi ndax prix importation bi nga xam ne moom la ñu yokk. clients yi dañu bëri am na clients yoo xam ne qualité lañ bëgg am na clients yoo xam ne qualité bëgguñu qualité mais parce que seen pouvoir d'achat moo emul noonu seen mën-mën bon man mën naa ñëw ne karo bi yokku na bon ma xam ne mën naa ma jënd même sachant que yokku na. mais moom dama dégg karo lay di wax ne en matière ci Covid bi dañu yokk taxes yi bon ñun ñu jàng économie xam nañ ne en matière de crise logiquement les impôts et les taxes ne devraient pas augmenter logiquement pendant un laps de temps. mbas mi tax na ba secteur yu bëri sooxe secteur karo bi tamit bokk na ci secteur yi nga xam ne mbas mi indil na leen ay jafe-jafe ñi yëngu ci wàllu woowu. di woo nguur gi mu mën leen a jàppale ndax ñoom itamit ñu mën a gis seeni bopp ci seen njaay mi. ci wàllu wér-gu-yaram cancer bi dal ndaw yi tout tànk yi di gën di yokk loolu yi nag ginnaaw bu nga xamante ni def nañu xayma bi lu mat 221 cas yu bees ci wàllu cancer gis nañ ko ci réew mi naka noonu yi tamit gis nañu ni daal lu toll ci 400 wala boog 450 cas dinañ koy am at bu jot Fatou Bintou Diagne di pédiatre te hôpital Aristide Le Dantec moom nag xamle na lu tax mbir mi di yokk ak i tamit jafe-jafe yi nga xam ne am nañu pour faj xale yi Sofia Ba. cancer buy dal tout tànk yi moo di feebar bi nga xam ni ñu bëri umpule nañ ko anam bu ñu taxoo yooyu le tout tànk docteur Fatou Bintou Diagne mu ngi ci dellu siwaat. cancer am na ci xale yi cancer itam am na fu ñu koy fajee fii ci biir hôpital Aristide Le Dantec et que canceru xale lu mën a wër la donc No Stress Land nekk groupe boo xam ne ñu ngi ñuy gunge at bu nekk ñu ñëw dajale maanaam
seeni effort ñëw indil xale yi ay garab pour supporter chimiothérapie bi andi leen également ay denrées alimentaires. limu tout tànk bi nga xamante ni ñu ngi dund ak bile feebar na mu takkoo waaye itam ñi nga xamante ni ñoom la feebar bi di faral di dal ñu jàpp ko diggante liir bi ba muy am fukki at ak ñeent moo waral mu gën a taxawandi ci yee askan wi ci yile feebar. lim bi mën na nekk 200 ba 250 malades yu bees at bu nekk suñu xoolee année 2020 am nañu 221 nouveaux malades xale yu bees yu am cancer yoo xam ne nemmeeku nañ leen fii si hôpital Aristide Le Dantec. cancer yi gën a fës juróom lañu cancer bi nekk ci deret bi mooy leucémie cancer bi nga xam ne itam rognon bi lay laal ñu koy woowee néphroblastome. ñetteel bi mooy cancer wu bët bi boobu mën na feeñ ci xale bi même su juddoo yeneen ñaar yi moom la ñuy wooyee lymphome benn bi lymphome de Burkitt boo xam ne mën na jàpp ngaam bi wala biir bi ak lymphome de Hodgkin boo xam ne ci càqaar yi lay lalu. cancer rawatina bi dal tuuf tànk yi naam ne bariw ñi ko xam waaye mu ngi wéy di lor doomu aadama yi li ni mel waral waa Kër Docteur di sàkku ñu gën cee bàyyi xel ngir taxawu yi leen ndaw. xool nu ñuy def ba taxawal parc forestier urbain bu Dakar Yoff loolu mooy bëgg-bëgg jëwriñ ji ñu dénk wàllu alam gi ak jëwriñ ji ñu dénk wàllu dëkkuwaay bi ak cet geeg cetal gi ñoom nag amal nañu ab liggéey niki tey ci talaata ji ngir rek xool naka la ñuy def ba parc boobu mën a taxaw Abouté di Sow Augustin Mandang. parc forestier urbain bu Dakar Yoff te nguur gi bëgg ko taxawal ci lu tolloog fukki hectare ci bërëb bu aéroport Léopold Sédar Senghor nekkoon mënees naa jàpp ne liggéeyam dina door fileeg 30 juillet 2021 bëgg-bëgg googu moo sabab ndaje gu jëwriñ bi yore wàllu environnement ak naataangoom bu urbanisme def ci ministère bu environnement te kilifa ga dellu ci projet boobu. dañoo décider mettre en place ñaari comité. benn comité bi di comité de pilotage beneen comité bi di comité technique pour fexe ba ni nga xam ne nañuy jëmmale li nga xam ne moom mooy parc forestier bi nga xam ne fële ci site bi nga xam ne mooy ancien aéroport Léopold Sédar Senghor. ñu lancé benn concours international d'architecture pour saytu naka la ñuy ériger parc boobu concours boobu ñu ngi ko lancé le 4 février dernier. ñi nga xam ne ñoom ñooy architectes yi war a postuler war a soumissionner ñu ngi am jusqu'au 1er avril muy dernier délai bi à 10 heures. sumbu projet boobu fësal nañu ko li doore 4 février te àppam di yem 1er avril loolu nag bu antoo dina gën a taaral Dakaru ak yokk nekkinu askan wi. ñu ngi joxe comme date de lancement liggéey bi au plus tard le 30 juillet incha allah. bu yëpp yembe parc forestier urbain ci Dakar Yoff nga xam ne dina nekk premier parc forestier urbain ci wàllu taaru ci wàllu aménagement population yi mën fa dem yóbbu seeni doom nooy ngelaw bu sell ngelaw bu set. 4e initiative di PSE vert mooy bokk na ci yi mu bëgg jëmmal. ginnaaw Dakar projet yu nu mel dinañ ko yaatal ci yeneen goxi réew mi. lépp ngir gën a ñoŋal dundu gi. fanweeri million ak juróom-ñeent moom la royaume d'Espagne ak OIM teg ci loxol ANPEJ mu teg ko ci loxo yi ndaw yu Matam ak yu Ndar lu mat fanweeri ndaw ak juróom-ñeent dinañ leen jox ay koppar ngir ñu mën a door seen liggéeyu bopp taxawal seeni projet nekk ay entrepreneur Momar Alice Niang Ogo Thiaw. fanweer ak juróom-ñeenti ndaw yu am ay projet ñu nemmeeku ci ñaar fukk ak ñaar yu dëkk ci Matam fukk ak juróom-ñaar yu nekk ci Ndar ñoom nag tey ji jot nañu seeni koppar yépp ñu xayma ka ci lu tollook ñeent fukki million ci wàllub CFA. projet bi bokk ci projet de renforcement ci wàllub xëy nga xamante ni ANPEJ moo koy doxal am ci nag ndimbalu coopération espagnole ak organisation internationale pour les migrants. ñëpp xam nañ ne liggéeyu ndaw dafa jafe du Sénégal kese ci àdduna bi yëpp la am problème mu liggéeyu ndaw du Sénégal kese la am àdduna bi yëpp la am donc état du Sénégal ak partenaire am yi dañuy fexe def ay dispositifs yu nga xamante ne dañuy fexe accompagner ndaw yi loolu tax aussi bëgg naa remercier suñu partenaires yi bu baax a baax muy coopération espagnole ak
les îles Baléares ñu nga xam ne ñoo ñu permettre ba nga xam ne tey ñu am financement yooyu accompagnement boobu suñu partenaire technique bi nga xam ne aussi mooy organisation internationale des migrations bu nga xam ne sa bras technique bu nga xam ne ci projet bi la nekk ñu ngi koy gërëm bu baax a baax bu nga xam ne aussi ñu ngi liggéey ak ñoom depuis 2015. commune bu Ndar ak conseil communal ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi woon ci cérémonie bi ñaax nañu ndaw yi bu baax a baax ngir nag koppar yi ñu teg seen yoxo ñu jëfandikoo ci anam yu ware. ndaw yi Matam ak fële nga xam ni moo di Ndar Géej ñu jox leen ay koppar ngir ñu am seen liggéeyu bopp yeneen ndaw a ngi nii nag yu toll ci 200 ak ñeent fukk ak juróom yu nga xam ne ñoom dañu fas yéene dugg ci fonction publique ginnaaw nag bu nga xamante ni nii rek am jël nañu leen dañ leen di defal ab tàggat boobu nag dina toll ci juróomi fan ñoom ñi ngi jóge ci ministère yu bari li ñu bëgg mooy fexe ba ndaw yooyu am xereñteef ba bu ñu mënee dem ci bërëbu liggéeyukaay yi di taxaw askan wi di doxal seen liggéey ci anam yu baax ñu déglu ci ki nga xam ni moo di Amadou Mokhtar Cissé moom mooy directeur bu fonction publique ci micro Babacar Seck. bii mooy ñaareel bi yoon ñu commencé formation mais formation yooyu nag day wëy ci année bi ci 2021 bi bii la ñu démarré comme mënuñu dajale ñëpp defal leen benn formation dañuy jël par groupe donc bii mooy premier groupe bi dana am yeneen groupe yi ci toftalu dañ leen di defal formation bu ñu leen defalee formation fii dañ leen wax maanaam administration nan lay liggéeyee bu ñu duggee ci administration yan jikko ak yan comportement la ñu war a am lan lañ leen di aaye lan moo leen mën a yàqal seen liggéey ak lan mooy tax seen liggéey mucc ayib jëm kanam loolu mooy li nga xamante ne daal mooy essentiel bi nga xamante ne moom lañ leen di tàggate fii ndaxte ku masul liggéey ñëw administration dafa baax ñu xamal la administration mooy lan nan la tëdde ak boo ci bëggee avancer boo bëggee ñi ngay liggéeyal naw la boo bëggee aussi ñi nga xamante ne ñooy ñëw ci yow nga war leen jox ay service war leen fajal seen soxla ci administration ñu am satisfaction am na noo war a mel am na noo war a comporter wu. ci wàllu tàggat yaram footballu Sénégal nekk ci ay jafe-jafe waaye ñi nga xam ni ñoom ñoo fexe ba championnat bi am mooy président club yi ñi ngi daj ay coono yu ne ngir rek fexe ba seeni ndaw di mën di football weekend bu nekk naka noonu nag jafe-jafey mbas mi ak jafe-jafey koppar am na waaye daal ñoom ñi ngi def lu ñu mën ngir football bi wéy di dox naka noonu yi tamit footballu Sénégal gis nañu ni mi ngi def ay jéego yu am solo Teungueth football club mi nga xam ni bokk na ci phase de poule yu Ligue des champions bu Afrique ak Jaraaf bi bokk ci li nga xam ni moom moo di coupe CAF di ca def jéego yu am solo firndeel na ni footballu Sénégal mi ngi jëm ca kanam loolu ki ko xamle moo di Mbaye Jacques Diop di journaliste sportif conseiller technique bu ministre des sports ñu déglu ko ci micro Babacar Fall sànq la jokkoo ak moom. waaw ñaari équipe yooyu am nañu ay chance yu rëy xam nga lu tax ñu am ay chance yu rëy dañu mën voyager léegi dañu mën a tukki parce que Teungueth FC dafa dem. pour dugg phase de poule dafa dem gagner Raja de Casablanca Jaraaf pour mu dugg tour cadrage dafa dem gagner ji xam nga équipe bu ivoirienne bi loolu moo lay won ni sénégalais yi seen faiblesse léegi la ñu combler faiblesse bi mooy mënuñu woon génn dem tukki léegi mën nañu génn dem tukki sax di dem di gagner donc loolu moo lay won ni ñoom am nañu ay chance yu bari pour mun a au moins tey nekk par exemple dans la phase de poule ba dem demi-finale. parce que Teungueth FC boo gisee match bi mu livré barki démb ak Espérance de Tunis da ngay xam ni donc xale yi amuñu woon benn complexe Jaraaf dem gagné équipe boo xam Platinum am dem gagné ko fële à Harare loolu moo lay won ni aussi ñoom les chances restent intactes et les chances sont égales par rapport ak leur adversaire donc maintenant lenn ngay mën a def dem à l'extérieur am fa nul wala gagné ñëw sa dëkk gagné parce que sa dëkk impérativement da nga war a gagner te je pense que aujourd'hui xale yi ñoom xam nañ ne ñoom peut-être que ñee dañu nekk dans des clubs yoo xam plus huppés mais gënuñu leen valeur marchande et puis xale yi aussi ñoom ñoo war a jaay seen bopp bu ñu jaayee seen bopp ñoom tey peut-être que dinañ mën a après monnayer leur talent peut-être que vers des clubs beaucoup plus huppés en Europe pour mooy changer de statut social parce que football bi léegi soo xoolee économie mondiale la ba pare ci biir économie mondiale dafa am lu ñuy wax l'effet superstar ak aussi dafa am lu ñuy wax l'invariance donc yooyu yëpp boo ko tënkee daf lay wane ni tey kon donc tey képp kuy football liggéey la.
jërëjëf Mbaye Jacques Diop ñu daal di àddu jëmale ci woppi coronavirus ji ak tolluwaayam juróom-benn nit ñàkk ci seen bakkan niki altine limub ñi ci ñàkk seen bakkan ba mbas mi duggee ci réew mi ak léegi toll ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukki doomi aadama li nga xam ni moom la ñu ràññee nag tey moo di ni rek am na ñeenti téeméer ak benn nit yu ci am doomu jàngoro ji li nga xam ni tamit moom la ñu ci ràññee moo di ni rek fi mu toll nii nag lu mat ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar wér nañu ba ñibbi seeni kër waaye ñi des ci lalu hôpital yi bari na ñi nga xam ni ñoo ngi nekk ca Sowétas ñi ngi toll ci ñett fukk ak juróom fukki nit yu nga xamante ni nii fi mu toll nii sonn nañu ba lompañ ñu nekk ci lalu hôpital yi li ñu ràññee yi tamit mooy téeméer ak ñaar fukk ak benn cas communautaire ñuy gën di ñaax nit ñi ngir ñuy takk seeni masque di raxasoo gel naka noonu ndox ak saabu di respecter distanciation sociale yi tey moytu ndaje yi ngir jàngoro ji dellu ca ginnaaw bu ne saa ñu ubbi xët wi ñu jagleel tekki ci biir réew mi. tekki ci réew mi lu mën a nekk la ki koy firndeel tey moo di Al Ousseynou Ba ndaw loolu nga xamante ni lu nekk ma nga cay dugg ngir mën a rek am lu nga xam ni moom lay suturloo naka noonu jël na ay kopparam investir ko ci li nga xam ni moo di jaayum matériel électronique jóge wucce mu daal di taxawal bërëb bu ñuy tuddee poissonnerie di fa jaay ay jën waaye tamit mu taxawal ab cosmétique ngir jaay fa ay effet de toilette moom nag li ko soxal rek mooy di màcc ay projet di ko taxawal di ca def xaalisam loolu yëpp ngir bëgg a tekki ci réew mi di gën a ñaax ndaw ñi ngir ñu xool ci moom ndax xam na ni daal ku góorgóorlu tuuti amub jàppale di nga mën a dem Omar Kane Augustin Mandag. mi ngi toujours ci ay activités xoolaat commande yi mu jot ci lu yàggul dara wala joxe ay commande ngir ñu livreel ko Al Ousseynou Ba ñu gën koo xam ci As amul jot benn yoon ñetti activité lay doxal mu ngi tàmbalee ci njaayum matériel électronique. maa ngi commencé ci vente matériel électronique yi surtout accessoires de sonorisation je dirais par hasard la rek dafa am fournisseur bu ma xam ci loolu mu proposé ma yi muy jaay ma jël quelques images rek à l'époque vente en ligne demeewul woon nii saturé gul woon quoi bëgguma def pub mais ma jël ko dugal ko ci benn site ci saa si mu doon loo xam ni man sax dafa ma bett parce que ni ci nit ñi intéressé woo si laa xamee ni lii jar na ma jox ko sérieux gën ko jël au sérieux day mujjee sax doon lu sérieux ndax teg na ci njaayum jën ak njaayum parfum tey njaayum parfum bi moo gën a dox ci activité yi muy def ay parfum de marque yi muy jënd di ko jaayaat. alhamdulilah ñett yëpp ñu ngi dox mais am na ci boo xam ne mooy activité principale en ce moment mooy parfumerie bi may def c'est l'activité principale. avant may xam circuit bi parfumerie dafa mës a doon sama passion man depuis sama enfance ñu bëri dañ ma ciy tooñ dama daan am benn 50 000 francs ñu war ko économiser jëndee ko benn bouteille parfum toog donc sama passion la moo tax xamoon naa que tôt ou tard dinaa doon loo xam ni dinaa ko exercer mu doon activité bu may def quoi. mu nekk loo xam ni yombul dara ci jeune entrepreneur bi am diplôme ci création d'entreprise tey muy liggéeyloo ñetti livreur waaye bëgg na embaucher yeneen ndaw yi ko mën a dimbali ci liggéey bi. entrepreneur moom coono war nga mën a pare pour sonn quoi bu fekkente ni bëgg nga dara donc day metti nag yenn saa yi dama am ñetti numéro de téléphone numéro bu nekk ak activité bu mu concerné yenn saa yi dina ma dal yëpp di sonendoo yenn saa yi dina ma dal ma déborder yenn saa yi dina ma dal ma toog une semaine yoo xam ni ndekki sax du ma am temps def ko ndax ñii ñu ngi lay woo gauche ñii ñu ngi lay woo droite donc dafa metti en quelque sorte mais quand même c'est tout le temps rek mooy nañ ko essayer mën a ba gérer ko. man ba léegi malgré mes 3 activités damay am ay idées ay yoo xamante ni dinaa xalaat di ko def peut-être nii jot bi mayaguma ko moo tax maa ngi xalaat personnel wala si sama yenn activités yi boobu ma am ñu ma ko dénk bu ko defee su ma gënee feex incha allah dina ma mën permettre su ma bëggee voyager ma voyager su ma bëggee teg leneen ma teg leneen. As nekk ku bëgg parfum te xam parfum itam parfum yu baax yi ci seen xeet la leen di ràññee.
as benn ndaw ñetti activité mu nekk ca di ca daan dooleem di ca daj ay coono loolu day wane ni rek ndaw boo amee xel danga ko war a jëfandikoo bu la yàlla mayee kàttan ak doole tànk yaa nga cay toll bul xoolub coono dangaa war di liggéey saa su nekk ndax liggéey moom mooy mayee teraanga di leen jaajëfal ci topp gi ak ànd gi ngeen di ànd ak programme ITV ñuy jaajëfal jëwriñ Njaga Samb ak itamit Modou Diouf doomu xiinin naka noonu ki nga xam ne moo di sama turandoo El Hadji Malick Cissé ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi ba mu yéwén di leen jaajëfal ba suba incha allah ci yeneen xibaaru marax